asalaamaaleykum mbokku suñu mbooloo. asalaamaaleykum mbokku Daaru Xudoos maa ngi leen di nuyu imaam yi ci saal bi maa ngi leen di nuyu responsable politique yi nga xam ne ñu bokk liggéey bi di nuyu suñu partenaire yi nga ci saal bi rawatina GCO grande opération di nuyu opérateur économique fi nekk yépp ci ma jiital ci waa UNACOIS jiital ci teg ci waa organisation baykat yi nga xam ne ñu ngi fi di nuyu représentant organisation des jeunes ak di femmes yi bàjjenu gox yi ak kuréel fi nekk yépp ci biir boor maa ngi beral nuyu également délégué de quartier yi su fekkee saa bàjj yi na am ku ñëw représenté délégué parce que doyen Mbaye Seck mi ngi foon léegi mais dafa génn saa ñëw ñu ñëw fii ci table d'honneur bi ñu jox ko chaise mu toog fii li tax ma di délégué de quartier yi ñoom dañu am mission bu am solo ci liggéey bi ndax damay wax ni su fekkente ne taal délégué de quartier ñuy matum sew ñoom lañuy tàkk ba jeex maire nga xam ne mooy gaañ gi door a bon kon ñu ngi leen nuyu di leen sant di nuyu également organe de presse yi nga xam ne ñu ngi biir boor ak biti boor di nuyu waa ONG rawatina GIE jeunesse et développement kenn mënu cee bañ a taxaw ndax dafa nekk ONG boo xam ni dafa ñëw jàppale maire bi ci fànn yi nga xam ne maire dafa néew doole dafa lot ci fànn yu bare te kenn mënu ko ni lépp lu ñu tudd rek GIE dugal na ci loxoom te fa mu dugal loxoom dafa nekk loo xam ne mënta ñàkk te maire bi am moyen may ko mu egg foofu kon ñu ngi koy indi fi nekkal Ibrahima Gueye maa ngi leen di yóbbante nuyoo ci moom te xam ni am nañu mbégte ci moom ndax fii li koy firnde fii GIE ci jàpp saal bi ñoo ko jël ñooñu ko jox defar rajo bi ñoom la kon dafa bari ay njëriñ yoo xam ni ñu ngi koy amal ci tund bi ak gox bi moo tax mënuma bañ ñàkk taxaw ci seen jotaay maa ngi nuyu sama mbokk conseillers municipaux yi ndax ñoom laa àndal liggéey bi lépp lu ma def du Moussa rek moo ko def ndax lépp lu mën a doon dañuy toog ñoom ñu d'accord décider ko ne ma demal te fakkastal li koy firndeel mooy fukki réunion yu ñu def conseil municipal mun naa ne juróom-ñeent yëpp à l'unanimité lañu jël décision bi ba amul pratiquement benn yoon presque boo xam ne waroo am na ci lépp lu ñu indi ba teg ko suñu waxtaanee dañ ci ànd ñëpp d'accord ci exceptionnellement xëy na benn yoon la kaa lay doon ci fukki décision kon loolu muy loo xam ni lu jafe la kon su ma mënee dara conseil municipal yi ñoom la seen xel ak seen xalaat ak seen jàpp ak seen décision yoo xam ne suñu waree décider rek ñu ànd ci jàppale ma ci d'accord ci loolu vraiment maa ngi leen di sant bu baax di nuyu liggéeykat yi ci nuyoo boobu ma jaarale ko ci monsieur Diouf Bersaire Mamadou Bersaire secteur municipal bi ñoom ñoo yore liggéey bi ñun dañuy coordonner di organiser li nga xam ne mooy politique bi di orienter lii nga xam ne moom la ñu yittewoo ci maire bi ni lii ak lii ak lii lañ bëgg mais jëf ci dëgg li ci ëpp ci ñoom liggéeykat yi ñoo koy concrétiser ñoo koy matérialiser jëmbal ko ba nit ñi mën ci teg seen bët di nuyu yeneen partenaire bépp partenaire boo xam ne ñoo nga fi nga xam la ak ñu xamuñ la ñu gis la mbaa gisuñ la jàppal ni ñu ngi lay gërëm di la sant ci jàppale bi ndax ci biir loolu li damay dellu surtout ci responsable politique yi ndax parti yi fi nekk lu ma 5 ba 6 ba 7 coalition de parti ñoo ne ci biir conseil municipal bi kon ndaw yi yeneen parti ñun moom lañ àndal ci biir conseil municipal bi mais ñooñu amul benn yoon yoo xam ne ci biir réunion mbaa ci liggéey bi wane nañ ci parti bi lañ bokk mbaa ci parti bi ñu bokk mënoo xàmmee soo duggee ci mairie bi ki bokk APR mbaa ki bokk PDS mbaa ki bokk ci benn parti te loolu dafa am solo ci kuréel parce que ñu see ba toog ci conseil municipal li ñuy amal njëriñ mooy askan wi
liggéey mboor moo amal njëriñ ku nekk sa mbaxtam politique da nga koy bàyyi ci buntu mairie ba soo duggee mairie bi nekk conseil nekkal fa askan wi yëpp ñu ànd noonu lañ ko yàlla dimbalee ba joxale ko ba lii ñu résultat bu ngeen gis fii loolu moo ko mën ba tax loolu li ko jàpp ne nag bépp conseiller bu nekk mairie am nga responsable politique bu nekk sa ginnaaw boo xam ne moo la tànn yebal la fa kooku suñu jàppale wuloon mbaa sant la woon nga jàppale maire doo ko jàppale moo tax man il faut mu ñëw sant leen gërëm leen xamal ne li résultat bi su fekkee am na responsable politique nga xam ne bokkuñu parti bokkuñu coalition te ñu ñëw nekk ci maire bi te def seen bopp jàpp ni ñoom dëkk bi ñoo ko moom comme ni ñu ko moomee loolu aussi mën ma leen ci bañ a sant beneen bi ci des it il faut mu del si ci yenn responsable yi nga xam ne dañoo liggéey ci Cheikh Tidiane Ngare ñëpp xam nañu liggéey na ci dëkk bi dispensaire yi indi na ay jàppale yoo xam ni kenn mënu ko liggéey loolu aussi xam na ni Mboro dëkk mi ngi dugal loxo Ablaye Ndiaye Ngare parce que su ma del see ci Cheikh Tidiane daral bii tey clôture daral bi Cheikh Tidiane moo ko toppatoo ba mu pare ma teg ko sama loxo ne ma lijjanti naa clôture daral am nga mur clôture kooku loolu aussi da nga koy wax parce que nit fekkente ni bilan bi jot na ku ne la nga def da nga naan nit def na kon Cheikh Tidiane moom Ablaye Ndiaye Ngare également kenn umpale wu lim ci def ci dëkk bi docteur Dieng ak responsable ci des yëpp kenn ku ne docteur ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu bas bi liggéey ni ci liggéey bi am solo ñoom ñëpp kenn ku nekk li ku lim doo matal doo juum mais dañu lu mën a matal mais responsable ci nekk yëpp kenn ku ne am na foo dugal sa loxo ci askan wi am na foo dugal sa loxo ci askan wi ba tax na mënuñ laa bañ a gën ASC il faut ma taxaw ci ndax bureau sortant bi nga xamee ne ñoom zone bi te Baara Diop jiitewul ko amal naa li gën askan wi amal na li gën ndax ci bureau boobu rek laa mës a gis li nga leen di jox ñu doyloo ko di wut seen maye bopp di wut seen xaalis bopp di ko dugal ci biir askan wi fi laa gisee ñu def seen bilan seen programme ñëw seen budget dem ba xaalis ba lañ yoroon lañ doon yót mu mat ñu ñëw ne monsieur le maire aajul nga ci dugal xaalis lañ doon am nañ ko loolu dafa jafe kon maa ngi félicité bureau sortant Baara Diop ak équipe bi mu ànd di ko sant liggéey fi liggéey am na solo ñu ngi liggéey ci quartier yi ASC ñu fi liggéey am solo su ma ñëwee jëlee ASC bu mel ni Gaye Gaye moom nga xam pratiquement camion la jël mettre à notre disposition chaque semaine mu ramasse mbalit jël ay lampe dugg ci dëkk bi ak ASC yi mënumaa lim ni def kon jeunesse bi également vraiment nous avons une jeunesse saine et responsable boo xam ne ñu ngi def seen dugal nañ seen loxo xam nañ dëkk bi seen dëkk la ñu ngi ko ci def ñooñu mun ma leen ba bañ a sant li ci nekk mooy bàjjenu gox yi seen liggéey rafet ndax dañuy liggéey métti information sensibilisation bi ñuy def ci biir quartier yi te kenn fayule amuñu pañ loolu aussi également foo ñu wax ko lim bi xam naa ne du ñàkk sax ñu ma tudd waaye nañ xam ni du négliger leen ba fàtte leen déedéet waxtu yi moo ñu xoj ba tax na yooyu nañ kuñ tudd rek jàppal ni yéene nañ laa tudd sóoraale nañ la te incha allah nañ benn amaat benn occasion buñ ko lim li ci des li nga xam ne yàlla dogal na ñu décidé ko ci conseil municipal maanaam ndaje mii ñu décidé liñ ci fas yéene def mooy bilan mandature bi ñu fi toogee 2014 ba ci 2021 ba jamono bi ñu toll nga xam ne 2022 tuutee ci des ñu egg ci fi nga xam ne fi la mandat bi jeexee ñu toog ni léegi su fekkee dañ laa yónni soo demee soo delsee ki la yónni woon wala ngaa taxaw ci kanamam ne ko di nga yónnee de lii ak lii laa ci def mandat mooy loolu jox nañ la mission bi ñu ñuy fal waa Mboro yëpp ñi ñu fal ak ñu ci ànd ñu may carte ñu mayul carte yëpp ñu ñoo am responsabilité teg ñu fii ne dem leen liggéey kon suñ demee liggéey ba egsi fii war nañoo jàkkaarloo ak askan wi mbaam ñëpp mënuñoo ñoome ñenn ci askan wi nga xam ne suñ jógee fii dinañ mën a informer rendre compte ñi nga xam ne ñoom lañ fa baax ñu jàkkaarloo ak moom ñoom ni leen lii ak lii ak lii lañ def ndax loolu dama yaakaar ni dafa mënta ñàkk
obligation la war a doon di bari nañu koy xaw a njóobi ñu koy xaw a moytu nag waaye dama ni jàkkaarloo ak ñoom ñu la baax na baaxul su baaxul nga corriger su baaxee nga góorgóorlu moo gën nekk sa ruq rek ñu naan moom lañ jënd fi juróom-ñaari at te kenn xamul lu def loolu kon moom mooy bilan de mandature bi bilan bi comme ni ma ko waxee ñi ma fi lim ñëpp kenn ku ne jàpp ko ci waaye nag ma mujjee ne ki nga xamee ni mooy ndey mbili gi mooy président Macky Sall ak gouvernement li tax ma mujjee ko dafa am développement bu ci bëgg a def dama bëgg nit ñi xam ni état mooy réew mi yëpp ak kuréel yi moo xam région la moo xam département la moo xam arrondissement dafa organisé wu ba ñu dajalee ba fal ko mu nekk président de la république moo ne président Sénégal yëpp institution la boo xam ni c'est apolitique jotewul ak APR dara kon président de la république boobu ci wàllu liggéey boobu ñu ko sant dañ ko ci sant bu baax a baax ndax lii ñu am tey def ko fi ci résultat ci bari ñu dendal te amuñ ko moo ci jàppale indi nañ fi ay programme yu bari infrastructure moo xam ci wàllu ndox la baax mu làmp la baax leen ak leneen lu mën doon ci digaleel président de la république ci la ñu amee loolu ñu jaarale ko ci ministre yi ak chef d'agence yi tooguñu nag di yàcc nag tooguñu également parce que bu ci nekk dañoo xam yoon nga war a jaar seet fa bunt ba ngay fëgg xam la ñuy wax ak ñoom ba ñu indi ko waaye damay fàttali na état dafa am état central boo xam ni moom mooy gépp jóge ci ministre ba ci gouverneur préfet sous préfet ak service technique yooyu état central ñun état décentralisé na ci état lañ bokk ma xamal leen ni mairie état man nii personnellement liñ may fayee état koy biir at mu nekk pour mandargaal ni lii sama man état maa ko moom maa moom mairie bi maa ko fi teg waaye décentralisation bi ni mu demee mooy kuréel googu bànqaas boobu dañ ko jël teg ne ko am na autonomie bu ñu la may indépendance bu ñu la may ci biir te da ngay doxal da ngay defar sa budget loolu may nañ la ko waaye nag tekkiwul ni da ngaa génn état kon am nañu dafa am ñoo xam ni su dara li tax ma koy leeral dafa am ay njóobeen yoo xam ni soo jëlee dara Dakar indi ko ñu ni état te xamuñu ñun état ci état lañ bokk su fekkente ne yow budget mairie ñaari mbir la li nga xam ne dañ koy liggéeyal sa bopp ak li ngay toppatoo feneen li ngay toppatoo feneen yaa xam ci partenaire yi la yaa xam ci état lu ci ñëw rek foo ci lijjanti ba indi ko rek ci budget bi la léegi su fekkee yàlla dogal na état central ministère bi yor na ay milliers ay junni milliards yoo xam ne moom la ñuy liggéey te ñun réew mépp séq ko ku ne am ca wàll soo demee lijjanti ba jël ci iti ñu ne la état mais suñu wàll la ndab lu mag li ndab li ñu yor mooy li ñuy liggéey suñu budget li ñuy liggéeyal suñu bopp la ñuy toppatoo feneen ak la ñuy jël ci la ñëpp bokk la ñëpp bokk mooy budget état muy projet yu mag yi moo xam forage la moo xam lampe la moo xam leneen la ñëpp bokk nag suñu demee ba jël ba suñu wàll lañ jël kon bu kenn ni état la parce que am na njóobeen yoo pour xajamal sa liggéey loolu jël ci Dakar soo ñëwee ni kooku état la te ñun dañu fàttali mairie état ci loolu ñu séddale ci lañ bokk am nañ ci cër kon suñ booxuloo ba jël ci indi ko dañu war a sant yàlla sant également ñi nga xam ne ñooñu jàppale am loolu aussi précision moom moo taxoon ma ni ñu ngi sant président Macky Sall di sant ministre di sant chef d'agence yi ak directeur yi nga xam ni saa bu ñu fa demee waxtaan ak ñoom ñu jàppale ñu ci liggéey bi ba li ëpp ci li nga xam ne soxla nañ ko ñu jàppale ci loolu aussi dama ne woon yooyu mën ma koo bañ a leeral ndax bu jógee fii da nga war a jóge ak xalaat yu leer yoo xam ne soo demee ña ngay fekkee di nga leen mën a nettali bu leer boo xam ne dañu comprendre parce que jàpp nañu askan wi yëpp la ñu mën a war a rendre compte xëy na rajo bi dina am ñu ko déglu waaye dina am ñu ko déglu waaye kenn ku ne soo demee ñi nga dendal sa njaboot ak ñi nga dendal ñi nga bokkal nee leen lii lañ fa jóge ak kon soo gisee ñu wax ñu insister ci hommage ndem si yàlla Yàlla Ndiaye liggéey bi tey bari na fi ñu toog ci laan gi suñu politique yi ndem si yàlla moo leen ci dugal ndax dañu gis mu jóg taxaw bëgg dëkkam bëgg Mboro xaritaanku tubéy pour Mboro avancé bi loolu amee ñu ànd ak moom bëggale ko loolu jàppale ko loolu ba yàlla yóbbu yàlla ko yàlla xare àjjana
njaboot mu ngi fi bàyyi yàlla ci yàlla teg loxo ñun ñi saa bu tànk bu ñu teg bu nekk bu ñu mës a teg ñun ñu ngi sóoraale dem si yàlla yàlla mun naa ne suñu takk ndeer la bu ne suñu wet boo xam ne lu ñu def rek sóoraale nañ ko ñu ngi jàpp ni fa mu tëdd ñu ñu xool suñu defee lu baax mu ngay bëgg suñu defee safaan bu du ko neex loolu aussi di ma ko doon préciser di Issa def naa kon en attendant mun naa ñu yem foofu ba kër ñu dugg ci développement incha allah. ñoom ñëpp nag ñu d'accord ni dañ may dénk comité de pilotage boobu ma jiite ko mu di am na ci ay mag am na ci ay jigéen waaye nag ñu am pas-pas donc tey rafet na bu conseil municipal bi yëpp toogee invité yëpp toog mu lim seen tur ñu xam ne ñii ñoo ma jàppale ci liggéey bi ba bés bi mel ni tey donc tey ki nga xam ne moo ci jiitu moom moo di Baye Ndiawar ak Baye Senghor ay mag lañu ay président de commission lañu waaye ñu jàpp ci liggéey bi la vraiment taayewuñu sonnuñu ñëpp xam nañu ne jot amul les réunions c'est en fonction de notre emploi du temps ci lañ ko doon def waaye nag saa yi bu ñu wootee réunion kenn ku nekk wane nga pastas mot sëkk ba nga ñëw vraiment taxaw li nga xamante ni moom nga war a taxawee. Louis John ci comité bi la bokk madame Rama Ndiaye ci la bokk Marie Pierre Noëli Faye ci la bokk Marie Fall présidente commission culturelle ci la bokk Issa Sow ci la bokk suñu technicien Lamine Fati ci la bokk donc sous la supervision des deux maires monsieur le premier adjoint monsieur Olivier Mbeng ak madame Ndeye Fatou Ndaw deuxième adjoint au maire donc ñii ñoo ñu doon jàppale ci liggéey bi ba bés bi mel ni tey ak Jacques Sarr le président de la commission environnement donc au nom du conseil municipal au nom du comité de pilotage ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni vraiment merci donc monsieur le maire loolu laa amoon lu may yëkkati comme kàddu jërë ngeen jëf. maa ngi félicité Fati ci reportage bi fidèle bi ni mu ko wax noonu la demee dafa tolloon teg li ñu fi def yëpp xajul ci documentaire dama ci fàttali rek yi nga xam ne ni def nañ ko te mu nekkoon lu am solo te xëy na dañ ko insisté wuñ ci benn mooy abattoir bi ñëwee fii abattoir amuloon mbaar amul dal ci suuf lañu daan tëral rey lépp ci suuf lañ ko daan def bi ñu demee waxtaan ak techniciens yi waxtaan ak waa santé waxtaan ak surtout le doyen Ndiawar Dieng nga xam ne mooy pratiquement moo yore commission développement vétérinaire spécialiste la ci mu ni ñu abattoir suñ ci taxawul jàngoro mën na dugg ci benn bàyyi ma ñu rey ko mu tax ci tund bi yëpp ñu dajale lañ amoon at bu jëkk bi li jëkk am abattoir lañ ko tabax abattoir lañ ko def aménagé abattoir fànn googu aussi ma félicité ci également éleveurs yi ndax bañ defee loolu ñu gis mu tegu ci yoon ñoom dañu jël seen gafaka yokkaat leneen loolu aussi mu am solo ndax lépp jëm ci wér-gu-yaram doomu aadama sàmm ko def ci am solo beneen bi des mooy yoon yi piste yi bi ñu koy commencé ñun conseil municipal bi am na ñu ne ma lii mun lañ ci dara da ngeen di xam rek fii kenn mënu fi def dara man leen li nga xamee ni moom la ingénieur yi def da mënuñ ko mais mën nañ fi def loo xam ni oto su bëgg a jaar jàll su fi saret bëgg a jaar jàll en attendant suñu programme yi ngi mag yi nga xamee ni les 10 kilomètres de goudron en attendant muy ñëw ak yeneen projet yi ñu am FERA am nañ fa programme boobu yàlla mën na def incha allah mën balaa yàgg bu commencé mën leen en attendant programme yooyu du ñëw na am lu ñu fi def ba nit ñi di mën a déplacé wu ci lañ duggee ci piste yi ñu song montagne ngay bi gën na bi ñu ko réussir rek laa ne incha allah feneen fu ñu dugg ci dëkk bi dinañ ko réussir ci lañ def ay piste yu am solo xëy na nañ ko bëggoon ndax xëy na maire yi amagul ressources yu moyens yu mën a jëlee ay ingénieur mbaa mu fay ay ingénieur mbaa mu respecté yenn normes yi mais li ci am solo mooy nit ñi ñu ngi dem ñu ngi dikk ci yoon yooyu entretien bi deful boobu aussi mu nekk loo amoon solo parce que Mboro mujj na benn saaku ciment soo ko jëlee am na quartier yoo xam ne soo ko yóbbu biir ngay téeméer ngay fay loolu mu nekk loo xam ni
jàpp naa ni am na njëriñ ci askan wi ci seen wàllu déplacement ak seen wàllu koom-koom ak seen wér-gu-yaram parce que am na ci gox yoo xam ne si jigéen daal aussi dañ koy teg ci saraat mbaa ñu gàddu ko ba léeg-léeg sax ci yoonu léegi si léegi nag foo woo bari na ci gox yoonu foo woo clando mu ñëw te loolu lañ doon naan incha allah bi ci des daral bi waxoon naa leen ko léegi bi ñëwee ndaan fay lool bi ñu waxtaanee ak Cheikh Tidiane Ndiaye mu am ay relation yu am ministère élevage mënuñu dinañ ko clôturer ba mission bi ñëwee bañ ànd ak moom wër ko teguñ ci ñaari weer mission bi ñëw ñu clôturer dara loolu aussi lu am solo bi ci des gare routière ñëpp xam nañ gare routière bi daal fees dox su ma saa taw ñeenti fan ndox bi du dem état bi indi ñu benn programme assainissement boo xam ne dafa canaliser ndox mi pratiquement soo jógee marché ba fi ngay viré soo doxee tuuti foofu la canal bi commencé côté gauche bi mu canaliser dugal ko vers station agricole sooy dem moom route de Niayes mi ngi la féete ba ñëw ba ci ba garage canal mi ngi la féete si càmmoñ chaque année lu daay sayer moom lañ jox xaalis mu fay pour ñu curé ko ba circuler ndox mi di mën a circuler foofu gënu sax su loolu liggéey bi nga xam ne tali bi def tali agir bi ñu def ci àppati te foofu mu ndox yi xëy na na mu war a dem du demee kon mën na leen 15 minutes ndox du faam mais léegi jàpp naa ni gën ngaa bari 30 minutes une heure de temps ndox dootu ko am foofu gare routière te foofu dafa nekkoon lu doy waar lu problème bi ci des nag mooy chance parce que am na loo xam ne jàpp nañu mais ndimbalal suñu borom la wërsëgu askanu Mboro la mais wërsëgu équipe bi la nekk foo ñu wax ndax bi ñuy ñëw yoonu géej ñëpp ñu daan dem géej xam ni ma la da nga daan wàcc ñaari oto mu ñu fa yolo dafa def ay nid de poule ba pare étroit oto benn oto day wàcc beneen mën a jàll moom mu door a mën a dem yoonu route de Niayes bi suñu chance la ñu nit ñoo ci tombé war a ay gaaf ñëpp xam nañu bi oto yi bi ñu fi ñëw oto yi dañ daan teggi di jaar ci yoonu Thiès mujj na oto yu ndaw yi benn dootu jaar route de Niayes tax tali bu loolu aussi bi ñu ñëwee yàlla dimbali ñu suñu chance bokk ci programme bi teel ma wax président Macky Sall il faut ñu santaat ko parce que am na ay programmes transversaux yoo xam ni dafa traversé ay communes programme yu am solo yoo xam ne benn commune attanu ko ba mu defaree route de Niayes bi macha allah léegi yoon yu neex vraiment amuñu loolu ñu ci wax chauffeur yi ku mu neex nga jaar Thiès mais route de Niayes bi aussi yoon la boo xam ne yoonu bon moo ma teree daw loolu macha allah ñu koy sant yàlla bu baax. yoonu Diogo bi également bi ñu ñëwee suñu borom may ñu chance ñun waa Mboro tali bi ñëw romb Diogo dem Kébémer littoral bi day génn ba léegi lompul kii Saint-Louis loolu aussi ba Mboro fépp foo jógee tey yoon boo mën di jaar mën nga daw ñëw am na du ñàkk nag ay diggante yoo xam ni xëy na comme jamono yi taw bi bari na dina am diggante yoo xam ni day naqari mbaam ay dagg-dagg kooku moom Sénégal yëpp yoon boo mën di jaar tey loolu am na fa ndax dafa taw boo xam ni gëj na koo taw ma fàttali ne ndox bi incha allah ci suñu programme lay doon bu ñu bëri bàyyi xel la parce que ndox mi yokkute ndox mi taw bi kanam la jëm yokkute ndox mi ci géej gi mu wal ci kër yi ci kanam la jëm parce que tubaab def li ñu naan réchauffement climatique jaww bi mu ngi tàng usines yi nga xam ne ñooña ci réew yu mag yi ñu ngi koy tàngal te su tàngee dexu glace yi day seey tundi glace yi day seey lépp di wàcc ci géej gi ak yii di aju ci asamaan si su ko defee taw bi dañuy séentu ndox bi di gën di yokk géej gi di gën di wàll di jëm ci kër yi fi jege fànn boobu état mi ngi ci def ay programme mi ngi ci xalaat am na fu mu tàmbalee ñun it nga xam ne moom lañ tollool ci suñu bi gox ñu ngi ciy def ay gëstu yooyu également dañu noonu vraiment mën na ko bi ci des it ñu sawar ci loolu ma dellu si pour war cee sant opérateur yi bépp kuréel bu fi nekk organisation professionnelle bu nekk organiser nga ba lépp looy def toog nga ak maire yi amul lenn loo xam ne ñun def nañ ko te tooguñu ak ñu ko séqal waxtaan ba dañ lañ ko war a tëral approche participative boobu moo yombal suñu liggéey ba déggu leen fi coow déggu leen fi werante jàmm ji fi am macha allah
nit ñi ñooñu koy jàpp yombalal parce que saa bu ñu toogee waxtaan ak ñoom ñu ba jubóo ci cadre suñ ko fasee foog ñun ñëpp ñu respecté engagement bi loolu aussi lu am solo la parce que jàmm mooy fondation lépp kilifa gu mag daana wax ni loo jàpp te moo jàmm di nga ko baa wuti jàmm loolu également vraiment ñu ngi ciy sant bu baax. sunu jigéen ñi bi ñu ñëwee dañu ne liñ gafa gi li ci am li ci nekk bariwul waaye ci lañ bokk te dañoo war a jiitu parce que ñu ngi ci kër ya ñu ngi ci marché ba ñu ngi ci tool ya te li ñuy liggéey yëpp ci famille bi la jëm bu ñu defee loolu la ñu jëkk am quartier bu nekk groupement bu nekk daaw jéeg par quartier lu ñu am quartier bu nekk am na lu ñu fa def waaw 26 quartiers bu nekk dugal nañ fi programme bu njëkk ren ñu ni fédération yi nga xam ne ñoo ëmb groupement yooyu ñoom dañuy sonn ñu am lu ñu fa def yeneen kuréel yi ci des it yëpp bépp kuréel boo xam ni jàpp nañ ni yaa ngi ci coono rawatina ñi nga xam ne ñoo jiite askan wi am na lu ñu ci tàmbalee mu jàppale ni fu ñu def benn suñu yéene mooy dafa téeméer ba dafa junni te su moyen su wàlla conditions yi remplir ba moyen ñëw bépp partenaire mbaa organisation professionnelle mbaa organisation religieuse mbaa organisation de jeunesse boo xam ne ñu doon jàppale am nañ programme yoo xam ne suñu borom joolee jàppale incha allah su ñëwee dañu bëgg Mboro kenn dootu fi jóge di ci gaari fenn ku xëy mën a am dépense doo am lenn looy xalaat ci loo yore si kër te mën na nekk ñu ngi ci yoon dañu ñaan suñu borom tabaraka la ñu àggale ko su àggee ñi kenn ku nekk gis ci sa bopp incha allah jërëjëf. waaw bi ci des mu des nag problème ñaari problème mu mag boo xam ne mënumaa ñëw ba fii te waxtaan ma kenn mooy xataayu Mboro tuutaayu Mboro ndax ñun li ñuy tuuti ñu ngi sant yàlla parce que li muy tuut ñu ngi fonctionné mosuñoo toog benn weer boo xam ni employé yi fay ko bi ñu ñëwee employé am nañu fekk ñoo xam ne amuñoo décision ñu régulariser seen décision ñi nga xam ne remplir nañ critères yi war a tax ñu dugg fonction publique locale ñu dugal leen fonction publique locale lu tax ñu dugal leen fonction publique locale am na ay maire yoo xam ni suñu ñëwee agent bu ñu fekk bu amul këyit dañ mbaa amoo situation bu wóor dañ lay dàq ñu recruter seen i militants dugal leen ñun loolu defuñ ko man bi ñu fi toogee léegi fàttaliku ma benn nit boo xam ne suñu mbokk la boo xam ne jël nañ ko dugal ko ci maire yi ñeen fa fekkan dañuy faa baax yokk leen avancé bi parce que loolu mooy li jaadu te loolu que bi ñu ñëwee fekk nañu fa situation mën na ñoo remplacer dugalaat waaye loolu dafa nekk lu jaadu parce que expérience bi ñu ñëw du jaaduwul jullit du def loolu kii wërsëgam am na ko bàyyi koog moom te wuti keneen koo am di ko wutal dara wutal ko leneen fexeel ba yeneen projet ak yeneen programme dugal ñëw nga dugal leen ci te ñii nga xam ne am na ñoom ñu mën a maîtriser les acquis personnel bi également am ñu leen félicité mais lépp luñ ci mën ci ñoom pour améliorer situation sécuriser seen emploi def nañ fi mu nekk fonction yi agent yi nekk mairie dàq leen yombul de di nga këyit yu bari faute yu lourd yéeg wàcc pour dàq leen garantie boobu nag laa leen fi bàyyi ñu toog ak ñu dem yëpp su neexee yàlla suñu keneen ku fi ñëw du leen mën a dara tant que ñuy def seen liggéey na mu war te bu njëkk loolu amul woon maire yu bari dañ ñëw rek amoo këyit mbaa sa décision dëgërul ñu bale la jël keneen dégg ngeen am na maire bu ñu ko dégg moom tudd maire benn tudd maire mais dégg ngeen ko fi maire boo xam ne la mu dàq ëpp na fanweeri li jëm ñeent fukki nit jël ay nit loolu aussi dafa am solo ndax place bi ngay liggéey dañ koy commencé bi ñu ñëwee mairie bi aménagé nañ ko salle de conférence bi dafa nañ ko yokk nañ fa ay bâtiment bu ñëw ci mairie bi xam ne yokk nañ fa ay bâtiment aménagé fi mu nekk ñun amuñ problème local bi mairie dañ fay abla sax ay pièces te programme bi ñu am li ñu bëgg mooy su fekkee yàlla dogal nag mooy am léegi bépp kuréel boo xam ne yaa ngi fii di yëngu organisation association ñu ne la bureau bii sa siège la bureau bii sa siège bureau bi ba looy lépp looy wut rek képp ku bëgg a liggéey rek su jubalee maire yi fekk fa ñu soxla loolu aussi ñu sant yàlla bu baax a baax di ñaan suñu borom li nga xam ne nii sër nañ ko yàlla mottali ko découpage bi Mboro mouchoir de poche la Mboro mu dul 1 kilomètre carré te 40 000 habitants na fi loolu neexul gérer ñun ci njëm moo gën a métti surtout maire
40 000 habitants yoo xam ni ku fay ñaar fukk ñëw sa kër ku dox ñëw sa kër problème bu mu am nga ñëw sa kër kooku yàlla moo ñu boole dimbali rek ak nit askanu Mboro li ci ëpp aussi ay liggéeykat lañu waaye am na dëkk yooyu su doon moom ba tey daw la waaye nag waaw li ci ëpp nag ay liggéeykat lañu farata dañ leen indil duñu leen indil ay détails bi ci des it am nañ ay projet suñu tiroir yoo xam ni lijjanti nañ ko espace rek lañ ko fu ñu ko def lii ñu def nii am na yu des loolu nag ñun ci au niveau de l'État président Macky Sall yabal na fi instruire na ay mission préfet ñëw Daaru Xudoos ñu toog te def benn CD ak sous-préfet ak conseil Daaru Xudoos ak représentant Mboro ba ñu def benn projet de découpage projet bi présentement mi ngi bureau président de la République su ko génne woon tey Mboro dina yokk ba yëg ko te kooku muy avant ou après élection su neexee la projet boobu dina génn jàpp naa ni ndax niñ ko découpé Mboro wax naa ko rek su fekkente ni séddale bu njëkk bi dañu woowaa Daaru Xudoos ne leen séddaleen du séddale noonu kon dañ séddale bu gën bi nga xam ne bi techniciens yi def ñoom jàpp naa ni am na ci ñoom xam ñu jàpp ni yokk bi war ndax yokk bi sax maanaam am na ndax dëkk yi nga xam ne ñoo wër ñoo moo bokk Mboro te dëkk bu nekk Daaru wër Mboro mais pratiquement seen lépp Mboro la kon kay duggante bi am na lan moo des moo yaatal ko officialiser ko ba espace bu ñu mën a soxla pour réaliser suñu projet ñu def ko fa loolu aussi programme la boo xam ni ñu ngi ci incha allah problème ndox mi du problème ndax infrastructure bi ci ëpp solo mi ngi fi système de gestion bi ni ñu koy yaxalee rek moom mooy problème bi. am na ñu fi nekkoon état signé convention ak ñoom ay jafe-jafe am na ay changement yu nekk à l'interne ci biir loolu ñu ngi koy saytu ndànk-ndànk bind nañ ñaari yoon lettre ministre léegi pour mu ñëw ñu toog ak askan wi xool nañ ko réglé ba kenn ku nekk gis dëkk bi. waa dëkk bi gis seen bopp mu bañ am benn faay ñu teg ko ci nañ ko ci war a teg même su fekkee convention état am na ñëw ak opérateurs yi ñu ko seq ñëpp ak ministre bi techniciens yi ak population kuréel yi fi nekk ñu toog waxtaane ko ba ni fii nii lañ ko tëral te loolu ministre bi promettre nañ dina ba ma dem naa ñaari yoon ministère hydraulique jam ñaajo conseil technique bi nee na dinañ fi ñëw ñu toog autour d'une table seen ndox mi nan lañ koy mën a joxale ba gestion bi tegu ci woon parce que infrastructure am na équipement bi am na li ñu war a seet nan yan lañ ci war a defaraat ak taxawaay yi ak nu ñu ko saytoo loolu moom defe naa li ci ëppoon solo jàll na lii moom incha allah jàpp nañu neex yàlla léegi bu réglé su neex yàlla li ci des xanaa peut-être sant leen rek ci teewaay bi sant leen si jàpp bi sant leen ci yéene bi parce que yéen ñëpp jàpp bi si ci surtout nag surtout imaam yi borom daara yi délégué de quartier yi mais surtout également am na ay mag ñu baax ñu ne ci ruq bi yor seen kurti di ñaanal dëkk bi imaam suñ ko talee yéen damay wax ni nit a nga tëdd di nelaw di yandoor te la koy tax a nelaw ka ko ñaan ma ngay béye bari na yéen seen jàpp xam nañ ko ñu ngi jégalu nag seen conférence bi ngeen def barki démb parce que dafa amoon juyoo ci man ak Youssou ci programmation bi nañ ko programmé woon moom dafa jàppoon ni tey la alors que démb la mais yéen bëgguñu fa suñu yéene ngeen organiser lenn loo xam ni duñ ko fekk waaw ñu ngi leen di féliciter parce que récital Coran bi ñu war a def Tivaouane bi ñu dañu jëg dem ñun duñ ko defee Tivaouane dañu ko def sport ba tax na lépp loo xam ne programme la lu Sénégal di am fii man gisuma ci loo xam ne Mboro am te dëkk su tuuti la kon nañ jàpp suñu dëkk téye ko am na appel bu ma lancé ñëpp laa ko lancé Mboro suñu bëggee mu dox dañuy nekk benn def benn buum def benn conseil municipal luñ soxla am man a jàng naa lu bari Fuuta depuis Senghor laa nekkul Fuuta mais ku falu ñu ànd la yow jàppale la def benn ndànk am ñeenti ministre mooy liggéey de mooy def programme bi waaye nit mënoo dëkk mu falu nga koy sànni xeer mu lay defara sa dëkk loolu damay leer nañ soit suñu intérêt personnel ambition moo ngi tax a jóg mbaa dëkk bi suñu dëkk bi ñu ñoree dañuy ànd nekk benn far yi njariñ la nekk bu jëli jërë ngeen jëf dafa am loo bëgg a leer dafa bari ay wax bu ñëw ci man dem ci ay militants ne monsieur le maire nee na day bàyyi assemblée xam nga leen bàyyi wu ndax ñi ma gis ma ginnaaw ne bul baax lépp nag ñu ngi aju dogal suñu borom jaaree ko ci décision président Macky Sall bis ba président Macky Sall ne bëgg nga ma ne ko bëgg naa
mu sant ma toog agriculture loolu du ma nag këpp sant ndax man damaa nekk organiser ko discipline suñu kilifa moo naan di moo ne mais dama koy xamal ne ñi ma àndal nee nañ naa toog bëgg waaw. maa ngi nuyu mbooloo mi bu baax a baax di wax itam ni sëñ Seck nee na imaam yi tudd ñu leen fi ci li nga xamante ni mooy réalisation yi may xam leen na tam imaam yi mësuñu ñàkk seen wàll ci mairie bi xëy na 2019 bi mu ñëwee ci wàllu Covid bi moo waral xëy na jotuñu lañ daan jot mais tranche bi mujj a jot ci 2019 mu tolloo ak décembre joxoon nañ leen 1,3 million pour ñu séddale ko ci jàkka yi te it at yi ko jiitu itam noonu la daan demee may wax am na seede comme maire yi nga xam ne ñoo jiitu woon ñoom it doon nañ def lu mel noonu xëy na bokku ñun lañ ko daan doxalee ndax am na yoo xam ne ci Tabaski lañ ko daan jaarale di dimbali imaam yi Moussa tranche bi mujjee ñëw ci nun 1,3 million la sëriñu daara yi nga xam ne ñoo yor daara yi 1,2 million ci même jour ci kanamu Olivier Mbeng mi ñoo ko jël séddoo ko foofu ñu séddale ko itam ci imaam yi ak ci sëriñ daara yi kon loolu jar na wax lenn nag moo ma ci jaaxal bi ma xoolee réalisation yi damaa gisul fenn fu ñu ko mentionné ma bëgg nag li ñuy jox itam na di génn ci budget bi nga xam ni ñëpp a ko bokk mu bañ a doon loo xam ne xëy na nitee làmb ci poosam wala mu doon loo xam ne faneen lay jógee mel ni ñu koy jox dañ leen reconnaître ci biir commune bi daf ci war a dugg. beneen bi ci des mooy école yi nga xam ne ñi ngi leen di defar école arabe yi ci la ñu bokk réalisation école arabe yi ñëpp gis nañ ko année bu ne ay mention bien très bien la ñuy am fii te itam ñi ci liggéey ci réew mi ñëpp xam nañ ko kon nag bu ñu séddalee fourniture wala leen ci ouverture école yi war nañ leen ci boole ndax ci dëkk bi lañ bokk te am nañ ci wàll dañuy jënd ci biti yi di jaay di tukki même di dem wuti certificat kii bi nu mu tudd extrait de naissance wala leneen mais bàyyi nga dara ci mairie ba loo xam sa participation la kon nag li may ñaan rek mooy li ñuy jox imaam yi nañ ko mentionné ci budget bi ba maire bu ñëw fekk ko fi nga xam ni dootuloo sañ bu la neexee nga joxe bu la neexee doo joxe waaw loolu mooy li nga xam ne ñun moom la ñu soxla waaw Moussa nag ñoo ngi koy sant ci li mu def mënoon na ko bañ a def itam waaw di sant équipe am yëpp ñi mu àndaloon di liggéey ndax benn loxo du tàccu benn lam itam du kàndang kon nag ñi mu jàppalanteel muy góor muy jigéen ñooñu nañ leen ñaanal bi ci des mooy Yatma Ndiaye Yatma sama wëllëre la moo ma waxoon ni oustaz dinaa la indil courant bu soobee yàlla fii nga dëkk moo ko waxoon yebal benn ONG bu dëkk Thiès mu ñëw natt poto yi yàlla dogal mu faatu bi mu faatoo Moussa Ndiaye mii moo réalisé loolu indi na courant bi ba foofu ca ngay bi ñu soxlaa ndox man maa defar sama projet natt distance yi laaj ay cotisation borom kër mu ne ma ni bu ñu ma joxee 10 000 francs dinaa fexe ba ndox mi ñëw sa kër te du la soree 20 mètres projet baa ngi fa ma tëral gujaa bi li may wax moom xam na ci dara ak yow mi ngoog léegi bi nga xamee ne loolu am na ñu cotiser matal 10 000 am na ñoo xamante ni seen cotisation matul mais teewul ci woyi tas nañ ko ci biir ngay de ba kenn ku ne agsi na ci sa kër presque xanaa yow mu bëggul dong ca projet booba Yatma Ndiaye joxoon nañu subvention 320 000 yu teg ay dërëm waaye doonu woon xaalis ay tiwo la moom la woon kon nag yàgg nañ def collaboration ak mairie bi yàgg nañu def leneen
mais monsieur le maire maa ngay wax ni nag suñu yoon wi nga xam ni moo jógee ngay jóge kër Laaw Samb romb sama kër dégradé wu lool te yoon woowu ñi ci ñu koy jëriñoo bari na bëgg nañ ko defaral ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu fekk fi imaam Abdou Ndiaye di almunasiqul am lil aimma ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di wax li mu wax nag moom waaye di ñaanal tam Alaaji Yatma Ndiaye yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla yokk leeram ci barke rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal monsieur le maire ci lépp biir ak biti ndax yàlla dogal na ni ko imaam Abdou Ndiaye waxee mu am taxawaay yu rafet ci daara yi ak jàkk yi loolu nag ñu ngi ko ci sant ndax loolu saa Abdou wax bu ñëwee ci suñuy loxo lay jaar en tant que président des maîtres coraniques au Mboro bu ñëwee ñun ñoo koy séddale kon loolu lu ñu xam la mën nañ ci seede kon ñu ngi koy remercier ci loolu yàlla na yàlla yàggal taxawaay boobu loolu nag ni ko saa Abdou waxee mu fexe nag ba mu nekk loo xam ne dañ koy bind bàyyi ko fi ñu xam ne daara itam suñu njaboot lañu ñu ñoo leen njaboote comme ni ñu njabootee école yi ak yeneen madaris yi ak daara itam noonu la ñaari daara ñu am daara traditionnel ak daara yoo xam ne moderne la waaye yooyu yëpp ci biir Mboro la benn ñi ko yéen a ko moom seen njaboot ñoo fi ne kon nu ngeen ci def ci lu baax rek ci yéen lay dellu kon yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi yàlla na yàlla gën a barkeel ñu ñëpp ñu ànd ci lii ngeen xam ne ñi wax nañ ko ñun lañ ko waxal rafet na wax dëgg yàlla bi Moussa bi mu toogee ak léegi ñun daara ñun imam gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax kon yàlla na yàlla yàggal taxawaay yooyu ngeen baal màq ñu ngi koy gën a di ko jaale war yaayam bi nga xam ne suñu yaay la génn àdduna yàggul di ko jaale mbokk yëpp ngeen baal màq ci asalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa ñu teg ci ñaan rek comme ni ñu ko waxee yàlla nangu ñu jàng fatiha julli sallallahu alayhi wa sallam bismillahi arrahmani arrahim salli allahuma wa sallim ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحابه حق قدر المقدار العظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يسر لنا أمورنا في ديننا ودنيانا وأخرانا يا من تيسير كل أمر عسير برحمتك يا الراحمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. waaw ñuy sant yàlla rek di julli ci yonent bi di ñaan yàlla rek yàlla may ñu wërle bàyyi ñu fi rek ba li ñu sumb rek ñu yeggali ko jàmm ak salaam. waaw journée tey bi moom dañ fee dajaloo woon tey jii pour wane suñu liggéey ci mandature bi ñun ak suñu maire léegi nag bi ñu fi dajee tey ku nekk gis na li ñu liggéey ndax moom la ñu bëggoon a wane projeté nañ ko ñëpp gis nañu ko liggéey bi nag ñun ñëpp ñoo ko liggéey du ñun rek waa dëkk bi la waa conseil bi la kii yaa ngi ci mu ngi tuddati imaam yi ñëpp a ngi ci daal ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi nag nekkul woon liggéey bu yomb ndax nag dañ cee xaar suñu tànk tubéy wane na dañoo bëgg suñu dëkk ba tax na monsieur le maire dañoo ànd ak moom rek ci jàppale ko mu nekk ku jàmbaare ku bëggul dara ci boppam lu dul Mboro rek moo ko ñor ñu ànd ceeg moom di liggéey. waaw lu mel noonu ñun ànd nañ ci parce que ñun ci suñu bopp sax ñun moom la ñu investir ndax nit ki nag boo àndeek moom gis ni muy liggéeyee xam ne bëggalu la dara yàqalu la dara wax fa dëgg yàlla booy samp moom ngay samp te ñun wóolu nañ ko ndax liggéeyam wóolu nañ ko ndax maandu teem bëggaluñu dara yàqaluñu dara liggéeyam daal doy nañu waaw ba ñu àndeek moom di liggéey ba tey gis nañ ñaal li ñuy liggéey teg na ko ci yoon loolu de ci mbir yàlla la rek ndax nag ñun tamit def nañ suñu kéemtalaay kàttan ndax mbirum ndox mi moom du lu ñuy du loo xamante ne lii problème déggoo rek moo ci nekk waaye ndox maa ngi fi gérance bi moo fi ne gérance bi la ñu war a toog autour d'une table ñu concerté wu toog waxtaane ko xam fi ñu koy teg loolu la monsieur le maire demandé gérance bi daal moo fi des ci ndox mi mais ndox mi moom mu ngi sur place parce que ku amoon benn forage dem ba amaat beneen forage teg ko fi kon ñàkkuloo ndox
sampaat ay yeneen kii mu tuddati forage ci dëkk ci gox bu ne nag samp na fa dara loo xamante ne mu ngi joxe ndox kon nag yaakaar naa ne affaire bi daal kii yee ci nekk concertation daal moo ci nekk waaw mais dootul problème bu ndox daal. kàddu gu mujj gi nag mooy ñun daal samp nañu sunu maire Moussa Ndiaye ndax wóolu nañ ko wóolu nañu liggéeyam gis nañu ni muy liggéeyee gis nañ ne bëgg na Mboro te teg na liggéey bi ci yoon ñun ñii nekk ak moom di liggéey xam nañ ne teg na ko ci yoon kon nag ñu ngi ñaan yàlla tegalaat ñu ko fi ba li mu nasal ci Mboro mu yeggali ko waaw loolu daal la ñu. waaw bonjour maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di rafetlu journée bu am solo bu ñu def tey maanaam di def suñu bilan mandature conseil municipal bi nga xam ne ñu ngi fi teg depuis 2014 donc 7 ans ñuy jéem a liggéey ci li taxoon population bi fal liste yi donc sama xalaat bu gàtt Mboro di dëkk boo xam ne tuuti na ci gis-gis parce que bëriwul kilomètres carrés yi bëriwul donc incohérence territoriale bi tax ba Mboro daal di étouffé tax loolu bokk na ci li ñuy gën a nasaxal liggéey conseil municipal parce que tamit on aurait voulu faire mieux def li nga xamante ni ñëpp dañ teg seen bët mais defe naa tey jii dañu soxla woon tey jii bilan bu tey bi projection bi ñu def ak exposé bi monsieur le maire def pour ñu xam naka lañ doon liggéey ak lan lañ fi jot a liggéey parce que communication loo gis dafa baax donc peut-être que dafa nekkoon loo xamante ne tey la yàlla dogaloon ñu def ko et on ne peut qu'apprécier positivement di féliciter monsieur le maire parce que on sait que ça n'a pas été une chose facile comme ni ma ko waxee rentrée d'argent yi bëriwul li tax ba xaalis di mën a dugg ci dëkk bi amul donc ci ay partenaires la ñuy yaakaar pour di mën a réaliser yenn yi beaucoup de projets sont en cours donc peut-être que mandat bi du doy moo tax monsieur le maire demande tàllalaat loxoom pour un deuxième mandat mën a jekkali ay projet am donc bu waxee loolu waxul ci conseil municipal bi parce que ñëpp xam nañ ne ay liste yu bëri ñoo constitué donte nag juboo nañu nekk nañu conseil municipal boo xam ne du ñu dégg xiiroo du ñu dégg ŋaayoo donc te ñu ngi ko waxee suñuy xayma tey jii bu dee ci 100 conseils municipaux yu am sans vote de budget mën nañu wax ne 98% yëpp à l'unanimité lañ ko voté donc xam nga loolu day wane rek bonne entente bi am parce que ñun ñii bi ñuy ñëw au préalable bokk ñu woon liste mais dañoo dem ba nga xam ne mbokk xaritoo ak juboo parce que moom imposé wuñu dara je parle sous le contrôle des autres conseillers municipaux moom imposé wuñu dara ñun ñooy seet en personne responsable yu ñu fal ci quartier yu ñu fal ci liste donc élection am ñu fal ñu teg ñu fi ñu nekk seen ndawal ñun xam nañu li ñu fay liggéey donc imposé wuñu dara donc unanimité nag yàlla moo ko mais moom ñi mu àndal nekkoon ci liste ak ñi nga xamante ne les sympathisants ak ñi ko fekk ci en cours de route ñoom xool nañu ñu xam ne moom mi on peut tout dire du maire mais on sait qu'il a l'expérience am na si mandute bi parce que gestion bi ku ko am na maire yu bëri tey jii ñemewu ñoo def li mu def tey moom tey jii monsieur le maire il est capable de dire que 100 francs bi fii laa ko dugaloon 100 francs bi fii laa ko dugaloon tey jii bu imam par exemple tey jëlu woon kàddu wax ne jël na nangam million teg fa bu ko mos a wax moom day def il fait tout dans la discrétion pourtant ce sont des choses qu'on lui reproche dañ koy ne il faut de la communication donc moom am na nag lu mu wax lui si le président de la république nga xam tey jii nga xamante ne c'est le chef de son parti bu ñëwee tey jii ngemb ko teg ko fi ne yow Moussa Ndiaye yooyu laa bëgg nga jiite coalition bi nee na il le fera avec plaisir. Puis bilan bi ñu proposé je ne pense pas que par rapport ak yeneen maires yi fi jaar quelqu'un a fait mieux que Moussa Ndiaye quand même man c'est ma conviction personnelle donc parce que aussi je suis comptable man en tant que conseillère municipale de la gestion de ce mandat donc je suis comptable de tout ce qui a été fait muy lu baax muy lu bon donc man am naa yaakaar man loolu sama opinion personnelle la buñ ko mayaatee chance mën na jekkali projet bi mu commencé parce qu'il y a beaucoup de projets dans les tiroirs yoo xamante ne yenn yi finalisé na yenn yi en cours de finalisation mais je pense que si la population parce que tout dépend de la population mboroise lui fait confiance je pense qu'il peut beaucoup faire. sama gàddu mujj di rafetlu seen taxawaay di kontaan encore si bés bi di kontaan ci population Mboro di leen massawu ci bépp désagrément boo xam ne wala loo xamante neexu leen wala loo xam ne bëggoon nañu cee gis te gisuñu ci
moi au nom du conseil municipal maa ngi leen ciy demander pardon parce que tamit xëy na damay ne mëtewuma fi ñu ma li taxoon ñu teg ma fa su ma sañoon lépp day matale mais lu mat yàlla rek moo ko di leen jaajëfal ci confiance bi ñu am boobu ba léegi si ñun di ñaanal ñëpp jàmm yàlla jële fi mbas mi yàlla may ñu taw féex te mu yóbbu ñu vers des élections locales apaisées vraiment ça c'est une demande, ça c'est un appel du cœur, un cri du cœur yëpp parce que ñun Mboro ñun ñoo ko bokk bu ñu xeexee bu ñu xuloo suba ñooy fekkante waat ci kër gi mais lépp nay rafet rek. asalaamaaleykum maa ngi tudd Cheikh Tidiane Senghor bon tey dama ñëwoon représenter UNACOIS Mboro ci bilan bi nga xamante ni maire bi mi ngi ko doon def pour réalisation yi nga xamante ni jotoon na ko def depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui donc loolu la li nga xamante ni nag jàngat boobu laa ci am gis naa ni vraiment il a fait beaucoup d'efforts pour présenter nit ñi lu mu réalisé il a aussi un bon parcours vraiment ci wàllu gestion ci wàllu investissement ci wàllu projet et tout il a fait beaucoup de voyages c'est très bien loolu vraiment ñu ngi koy rafetlu mais li ma jot a gis ci mbir mi en termes d'emploi 15 emplois rek laa fi jot a gis te 15 emplois c'est au niveau du DAC du domaine agricole communautaire bi nga xamante ni je pense que le responsable Samba Diop moo ko jiite bon au niveau de la mairie je pense que li fa nekkoon moo fa nekk te loolu kon donc dañ ko conforter donc création d'emploi 15 laa fa gis bu dee am na plus aussi ñu dimbali ñu ci li nga xamante ni aussi mooy les jeunes gisuma benn politique de jeunesse boo nga xamante ni tey nee na lii réalisé naa ko pour la jeunesse de Mboro donc en termes d'infrastructure de jeunesse en termes d'emploi de jeunes hommes ou femmes gisuma lenn loo nga xamante ni cité na ko que ni intégré na wala inséré na tant de jeunes au niveau des ICS wala au niveau de MDL wala ci yeneen société yu mel ni Tobène wala yu mel noonu donc loolu aussi vraiment wala centrale bu bees bi nga xamante ni sax am na fi bon la place des jeunes dans son discours dans ses explications vraiment gisuma ko à plus forte raison les étudiants yi gisuma benn place boo nga wala lenn loo nga xamante ni cité na ko ci li nga xamante ni jot na ko wax ni étudiants yi man monsieur le maire Moussa Ndiaye defal naa leen nangam ak nangam ak nangam wala chaque année dinaa leen jox nangam ak nangam ak nangam ci loo xam ne ci mairie bi lay jóg waxuma luy jógee ci état bi parce que les subventions des étudiants buy jógee ci état bi c'est impératif et c'est obligatoire dans toutes les mairies du Sénégal mais li nga xamante ni moom personnellement en tant que maire dimbale na ko étudiants yi en termes de logement wala yeneen yu mel noonu ticket restaurant wala yu mel noonu loolu vraiment dégguma ko ci daal peut-être am na mais man dégguma ko te bëggoon naa ko aussi dégg donc ci côté aussi gare routière bi ci côté marché bi commerçants yi ñi ngi doon xaar aussi laaj ko ñu ngi koy laaj lan la def pour le marché de Mboro qu'est-ce qu'il a fait réellement lu visible lu palpable pour les commerçants de Mboro loolu aussi ñu ngi ko si doon xaar malheureusement question yooyu yëpp dégguñu ko bon mën naa am daf ko esquiver wala daf ko fàtte wala bëggu ko wax mais le président de l'UNACOIS en l'occurrence Malick Mbaye man moo ma mandaté woon pour ma ñëw question yi bëggoon na vraiment maire bi wax ci côté éclairage public bu marché Mboro ci côté désengorgement bu marché bu Mboro parce que ne xam ne le marché est très saturé et très sale même dégg nga yooyu yëpp aussi bëggoon nañ ko ñu ngi ko ci doon xaar mais gisuñu ko ci dégguñu ko ci donc sur ce nag leneen lépp lii du ci nag bi du xaaj ci cin li mais en gros loolu la ñu amoon ci li nga xamante ni vraiment ñu ngi ci doon xaar ak beneen question mujj mooy kañ lay Mboro di génn ci biiru Daaru Xudoos biir en terme clair ci mbàqu Daaru Xudoos kañ la ci Mboro di génn loolu aussi c'est une question centrale boo xamante ni ñu ngi ko ci doon xaar quoi pour mu indil ñu ci ay éclaircissement parce que acte 3 de la décentralisation mi ngi fi intercommunalité aussi am na pourquoi les deux maires ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table pour créer un début de solution pour Mboro et pour Daaru loolu bon vraiment c'est un facteur bloquant boo nga xam ne dafay bloquer le développement de Mboro lii daal mooy li nga xamante ni bëggoon nañ ko ci dolli di déplorer lu bëri di ko ñaan à l'avenir yu mel ni ça doit être public parce que
c'est le maire de la commune de toute la population et de toutes les populations de Mboro. Il devait faire ça dans un lieu public, dans un espace public. yaa ngi dégg joxe kàddu gi ki bëgg a wax ku bëgg a poser question poser et que mu am la latitude de répondre à toutes les questions directes ou indirectes. Mais malheureusement li ma fi fekk ça m'a vraiment touché parce que moom moo tëgg moo tullanti ak ay ñooñam moo fecc moo feelu boppam ak ay ñooñam moo tàccu moo def lépp loolu kenn xamul lu muy nuróol parce que doon nañu xaar vraiment mu am un équilibre plus ou moins rationnel nga xamante ni au moins askan bi ëllëg dañ gis seen bopp ci lii nga xamante ni def na ko muy lu rëy dégg nga mais malheureusement à mon avis personnel man la engagé ak commerçant yi nga xamante ni yebal nañ ma muy le président loolu vraiment ñu ngi koy déplorer vraiment di ko ñaawlu wasalaam.